xibaar yi ci RFM. Paris Dieye dëkk la bu nekk ca Tasset benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. fukkeelu doomu aadama bu jàngoro coronavirus bi tëral tey jii la bakaram root 6h ci suba di benn waay boobu mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak juróom-ñett. lu aju ci yeneen juróom-benni cas yooyu seeni borom jéggi na day ba des leen di dimbali sax ñuy mën a noyyi ña nga réanimation leneen lu ñu seetlu ci bilan tay bi moo di li ñu am ci nit ñu génn l'hôpital ñoo ngi koy soogaam bi jàngoro ju duggee ci réew mi léegi kilifa yi nekk cay faj lu toll ci ñeent fukki doomi aadama ak ñett kon génn nañu li nga xamante ne ji moo di l'hôpital leneen it bokk ci xibaar yi daañu defub taxaw seetlu jëm ci limub ñiy faatu ak it ñi nga xamante ne ji ñoom ñooy génn di wér di génn kon ci l'hôpital yi ci diirub ñaari weer yi ñu génn fële ci hôpital bu Ndaamaatu am na ñeenti liggéeykat yu fa nekk yooyu dañoo corona li mu jur mooy service chirurgie ba daal dinañ koy tëj ngir mën ko désinfecté tey jii ci la ñuy tàmbali jëm ak nag lu aju ci ñetti fan yoo xamante ne ji mu di altine àllarba ak àjjuma ci la ñuy marché yi ñu mën a tijji ngir di jaay aw ñam fële ca marché Castor xëy nañu fa dem seeti jaaykat yi ana nan lañ koy dundee bari na ci ñoom ñu nekk ci jaaxle ndax nee nañu marchandise ma ñu yor lu ca bari dafay nëpp bu ñu leen ko ubalee ndax du yàq kon ci seeni loxo ndongo yi dellu amaat yaakaar ñiy def examen war a kon dellu ci l'école yi ñaari fan ci weeru juin daañu dem ca diwaanu Ndar xoolit ana nan la ñu jàngee boobu la dogal buñ ca noppee soxna Anna Rocha la ñuy dalal ci xibaaru biti réew yi maa ngi lay nuyu Anna Rocha Lital Lopez Faye. maa ngi lay nuyu Mohamed di dellu di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu. lu ciy gën a fës ci xibaaru biti réew yi. xibaaru biti réew yi li ci gën a fës altine ji bokk na ci réewu Guinée Bissau bi nga xamante ne tàmbali na jox réew yi bokk ci CEDEAO garab bi nga xamante ne moom la ñu jëlee ca Madagascar muy Covid organique bi. Sénégal Togo ak Burkina Faso ñoom ñooy ñetti réew yi nga xamante ne ñoo njëkk a jot ci garab boobule. tey ji nag ki nga xamante ne moom mooy coordonné opération boobee ca Guinée Bissau ñu ngi koy xaarandi ca réewu Libéria ak Niger ca Tunisie altine ji la ñu fas yéene tàmbale déconfinement bi maanaam bàyyi ñenn nit ñi ñu mën a génn yenn activité économique yi dina mën a tàmbale waat waaye nag xaaj dong ci employé yi ñoom ñooy mën a jóg di xëy di dem liggéey. ca Mauritanie nag gulet ñu fay amal benn opération boo xamante ne mu ngi ñeel fracture vertébrale yi maanaam ndigg bu damm mu nekk nag soulagement bu mag pour patient yi waaye itam pour nguurug Mauritanie ndax laata opération bi ñi nga xamante ne ñoo amoon métit bi dañ leen doon rawale bitim réew mu newoon nag koppar bu takku boo xamante ne nguurug Mauritanie da ko doon génne. mooy li gën a fës ci xibaar bi ci réew ci kanam tuuti daañu ànd ak yow nga yàkkali ko buñ ci noppee dalal ASB Amadou Sabar Ba ci Coro News. ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi danaa leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk reportage Ramadan di reportage bi ñu jagleel koor gi tey dañuy dem fële ci diwaanu Kolda seeti fak njaboot gokk ci yële jamono baaxoo nañu di dem di naafila léegi génn naafila munta nekk anaan nu ñu koy saafara tontu li ci biir xibaaru digg bëccëg gi gis-gis tey ji li ñu ciy waxtaanee mooy wan doxalin la ñu war a teg ngir xeex jàngoro coronavirus yi ginnaaw bu ñu seetloo ne ci weer yu ñu génn lim ba dafa gën a yokk kaay yi tey la ñu gën a bari seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg bëccëg geeg lu ñeel jàngoroy coronavirus jekki loraangem am na beneen doomu aadama bopp faatu na ci coronavirus bi tey jii ci njël maanaam ay 6h ca la faatu. di benn waay bu tolloon ci juróom fukki at ak juróom-ñett leneen loolu it mën nañu koo jàppoo ci bilan tey bi moo di daal yegg na ba ci maanaam 89 cas yoo xamante ne ñetti cas communautaire ñoo nga ca am na yeneen ñaari cas yu garaaw yoo xam ne ña nga réanimation ñu teewlu leeral directrice générale de la santé docteur Marie Khemesse Ngam Ndiaye. altine ñeenti fan ci mois de mai 2020 ci. juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi toll si juróom-ñeenti fukk ak juróom-benn mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñoo koy topp di ko saytu ñett ci yooyu ñu ngi jógee ci li ñuy wax transmission communautaire ñu ngi ci diiwaan yi ñuy wax Médina fii ci Dakar am nañ fi ñaar ca Mbour
am nañ ci benn. ñeent fukk ak ñett patient mooy ñi nga xamante ne ñu ngi tëddoon ci hôpital bi ñu leen di faj ba leen seetee dellu siwuñu ak doomu jàngoro yi loolu mooy wane ne wër nañu. am nañu juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ci service réanimation yi ci hôpital Fann ak ci hôpital principal. Sénégal am na tey benn nit boo xamante ne génn na àddina loolu mooy tax tollole bi nekk ci fukk. ñu ngi jaal ay mbokkam ak askanu Sénégal yépp di ñaan yal na ko yàlla xare aljana. ñi nga xamante ne ñoo tëdd des ci lal hôpital yi seen wér-gu-yaram mu ngi am tan. ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi duggee fii ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll si 1,2 ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ñi nga xamante ne ñoo yoree doomu jàngoro ji. ci yooyu 400 ak fukk ak juróom wër nañu amatuñu doomu jàngoro ji. fukk génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellooti di ñaax askan wi ñu dépp lépp loo xamante ne bu ñu ko defee tey mbas mi dootu fi nekkati dootu wàllaate te dootu law si suñu dëkk bi di Sénégal. directeur général de la santé nooñu moo ko junjee am na beneen doomu aadama bu faatu ci coronavirus bi tey jii ci suba ci la faatu muy fukkeelu doomi aadama bu corona bi jël bakkanam kookee faatu mi ngi fekk baax ci diwaanu Médina amoon na lu toll ci juróom fukki at ak juróom Médina gi la dëkkoon ñu jàpp ne ginnaaw bi ca la ñu ko yóbbu réanimation hôpital principal bu Ndakaaru fa la faatu ak demam mitti lool askanu Médina rawatina maire bi di Bamba Fall dellusiwaat nañ ci matuwaay yi nga xam ne waras na koo jël daal ngir moytu lu lawal jàngoro ji ci gox bi di Médina Bamba Fall ñu déglu ko ak Njóogu Jeen. muy lu métti lool sax kaay ñi am na ku ci génn àdduna léegi nii am nañu ñaari kaaw communautaire tamit loolu muy wane rek nii war nañu gën a mën a taxaw parce que taxaw bi tamit du ay jël yooyu di dóoraate ndaxte réew mi ñu ngi def seen liggéey mais xanaa gën a yéete rek wax leen ni ñu gën a moytu te respecté mesures yi ñu wax di raxas loxo yi di moytonte di bañ a jege yam ci léeg yooyu wante loolu tax na démb rek woote nañu réunion chaque dimanche matin lañ koy def moo tax ñoom Seydou Gueye ñi ci ànd ñëpp ak président comité délégué de quartier waxtaan nañu pour gën a mën a yéete gën a mën a indi ndimbal léegi nag dugal nañ ci ASC yi defar nañu 20 000 masques dinañ ko jox ASC yi dañ taxawaat ci marché yi aussi jël ci yeneen mesure ci marché yi ndaxte lii dafa métti ndax Médina du 150 000 habitants yi fi dëkk kese loolu gën wàllu million daf fiy jaar dem Dakar di liggéeyi wala bu wàccee di fi jaar pour ñibbi wala am ñu fi def activité professionnelle kon ñooñu ñëpp aussi day nekk beneen liggéey ñi fi dëkk ak ñi fiy jaar loolu yëpp aussi jéem nañ ci tax di leen ci jéem a taxaw pour seet ni ñu wàññi feebar bi ndaxte feebar baa ngi lor. Bamba Fall maire bu Médina. hôpital bu Ndaamaatu ci liggéeykat yi am na fa ñeenti liggéeykat yoo xam ne dañoo amee coronavirus ña ngay liggéeyee ci service chirurgie ba la mu jur mooy tëj nañu barab boobee ñu doon liggéeyee ngir war koo désinfecté am na ci benn cas communautaire leerali Mohamed Diop. hôpital Ndaamaatu moom tamit jot na ci wàllam ci jàngoro ji di coronavirus ñeenti nit ñu fay liggéeyee ñoom lañ diagnostiqué positif ki njëkk ki ab infirmier la bu nekk service chirurgie moom la ñu testé positif ajjuma ji ñu weesu ñu def ñaar fukki prélèvement ak juróom-ñaar yoo xam ne yóbbu nañ ko ci institut Pasteur ñett yi nag ñoom ñoo ñëw positif ni ki démb muy nag ñeenti nit ñoo xam ne ñoom ñëpp amee nañ doomu jàngoro ji nekk ca hôpital bu Ndaamaatu jamono ji ñoo ngi leen di def li nga xam ne ñoo ngi koy woowee confinement à domicile mooy ñoo ngi leen di faj seen kër en attendant ñu xool ba xam ndax seen état jar nañu yóbbu leen ci centre de traitement yam déet ci hôpital bu Ndaamaatu ay mesures yu bari jël nañ ko bi nga xamee ne jàngoro ji di coronavirus dugg na ci dëkk bi ba léegi waaye nag yu mujjanteel gi service bi nga xamee ne moom mooy service bu chirurgie nga xamee ne agent yi foofu lañ nekk te am coronavirus tëj nañ ko ba désinfecté ko maanaam pompé ko. Mohamed Diop Touba RFM. Mohamed Diop ba fii ñu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi doomi aadama ñoom la ñuy faj ci ñaar fukki barabu fajukaay di centre yi ñu ubbi ci réew mi yëpp am na it lu toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróomi doomi aadama yoo xam ne te woon nañu leen ginnaaw bi ca lañu leen bàyyi ñu dem ndax dañu leen a faj ba ñu wér coronavirus ba it bilan bi nga xamante ne jëkkoon def na ko bokk na daal ci fukki doomi aadama yooyu seen bakkan des na ci jàngoro ji ñu ànd ak Mohamed Ali Mouba jàngat lim yooyu.
Sénégal am na fukki décès ci wàllu kon coronavirus fukkeel décès boobu nag lu ko décès woon mu am juróom benn fukki at ñaar at kese la woon moo ne de médecin yi état am taxuloon ñu inquiété wu waaye crise cardiaque moo ko yóbbu 6h30 boo calculer nag taux de décès bi ñu am ci Sénégal ci wàllu Covid-19 bi dépassé wul 1% daanaka téeméer bu ne matul benn nit bi décédé ci Covid-19 bi waaye nag boo calculer taux de décès bi ci cas grave yi di nga gis ni taux boobu day yëgg daanaka 38,48% la waaye ba léegi ci cas grave yi boo jëlee fukki nit juróom yi dañuy mucc lu ëpp juróom yi dañuy mucc ci wàllu nag taux de guérison bi ñiy génn l'hôpital mun nañ jàpp ni taux bi 32% la moo ne de temps yële Sénégal demoon na ba ñi génn l'hôpital ñi wër gën a bëri ñi feebar ci 15 avril 2020 amoon nañ taux de guérison bu 61% lu waral kon tey jii taux boobu wàcc bokk na ci taux de contamination bi daanaka cas communautaire yi wallante bi ci wàllu woowule ndaxte boo xoolee bu baax am nañ ay cas communautaire yu bëri naka noonu itam yenn cas communautaire yi nu ñuy wallee nit ñi moo garaaw ndaxte boo xoolee bu baax cas bu Sédhiou bi benn nit wàll na lu ëpp juróom fukki nit loolu tax na kon cas yi multiplié ci Sénégal naka noonu itam yokk yenn cas grave yi. am na beneen cas communautaire bu feeñ ca Mbour nekk kon ca région bu Kees waaye seetlu gi moo di donte jàngoro jàng fay law di fa defi jéego dafa mel ni askan yu ca baree bari daal yëgaluñu ko seen yaram baaboog seen i jëfin wanewu ko ni ñu bari ca ñoom la ñuy tere ci la ñu dëkk Cheikh Anta Diop. mu mel ni jàngoro ji mi ngi gën a law fii ci diwaanu Thiès di ay cas suspect ay cas communautaire préfet bu département bi nag di Moussa Diagne di artu askanaw Thiès di sàkku nag ci ñoom ñu ràngaayu balaa làmbaay ñaaw. ndax li ñu gis ci nombre de cas yoo xam ne ni ay cas suspect la ñu confiner leen dans les hôtels de la place li nga xam ne également gis nañ ko ci ay cas confirmés di bañ a bàyyi ba nga xam ne mbir mi dinañu ëpp loxo. ñu gis ni nag ci Thiès amoon nag dal wàññeeku woon lool waaye nag tey jii ñu nemmeeku ci district sanitaire yu Thiès ak Pout daa mel ni mbir mi dafa jógaat préfet bi di wax ne lu ci bëri de càgganteeg askan wi la ak réewande gu mat sëkk yoo xamante ne ñu ci bëri dañ koy wone. nga dugg ci biir dëkk bi nga gis ñoo xam ne ils se permettent parfois ci moto la ñuy dugg supporter te ñu xam ne loolu tere nañ ko wala ngay dox sans masque wala ngeen dajaloo ci grand place di wax joo xam ne nii amul bopp amul genn te ñu leen ni lii virus bi mën na fi jaare ba faagaagal leen yéen faagaagal askan bi ngeen xam loolu lépp di ko def loolu yëpp a ngi fi te loolu aussi xam nañ ko mais ñi ngi ci guddi ñi ngi ci bëccëg tey jii boo demoon commissariat dafa fees dell ak ay moto Jakarta loolu moo lay wax ni kon police ak gendarmerie ak armée sax nelawuñu ñun ñi il nous arrive ñu taal suñu oto dugg ci terrain bi dem ci koñ yi gën a sori bu ñu fa constaté dara dañuy woo le commissaire wala ñu woo Compagnie pour mu ñëw saafara ko contexte bi dafa nekk contexte boo xam ne nii contexte xeex la te kenn waru ci xaar sa morom. lu toll ci ay junni contact jamono yi ñu ngi leen ber ci hôtel yi nekk fii ci diwaanu Thiès defar leen ay test di xaar résultat yi génn ñu xam fu ñu féetee. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta ngeen di ànd ak rajo Futurs Médias di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. des ba léegi ci mbas mi ci xibaaru digg bëccëg gi ak li ñu seetlu mooy jaaykat yi bokk nañu ci ñi jàngoro ji gën a laal ngir nag moytu lu lawal jàngoro jooje rawatina ci seen biir. moo tax ci marché yi Ndakaaru yi préfet bi jël na dogalub bañ a ubbeendoo marché yi ngir ñëpp niñ ko doxalee mooy altine àllarba ak ajuma ñiy jaayu ñam la ñu bàyyi ñu dem jaayi loolee doon na lool ñoom jaaykat yi xam nañu ne mënut a jëm kër baabak dana mitti ci lool ñoom ndax dañoo yor ay marchandises yoo xam ne bu yàggee ci seen i loxo nëpp bu ñu leen tëjalee seen bitig yi fu ñu jëm ak moom mooy li leen jaaxal tey jii demoon nañu marché bu Castor bu Ndakaaru seeti jaaykat yi reportage Nafissatou Sylla. da lay gàllankoor rek parce que soo jaayee tey suba nga noppale te njaayum jën du njaayum benn bis. Mariam Sall gëmul sax li ni mel jaaykatu jën bi la nekk ca marché Castor gis ni dogal bi préfet jël doon na lu metti rax ci dolli ni mbir yi dafa metti ba noppi nu muy def jënam yi nag jaaxal ko. da ngay jaay boo ëllëgee mën ngaa desee galaase te wóor na lay toog biir boobu jën yi mën na cee yàqu lu nekk mi ci marché yi dañuy galaase te jën bi bu fekkee biir bi ñu jox nii nga bëgg ci galaase jën moom mën nga yàq sa alal ndax loolu doo ko mën nga bëgg a toog jaay tey toog 2 jours 3 jours ci jën boo galaase jën bi sax bees bu mu war a bees dootu ko bees. situation bi ni mel la jaaykatu yàpp bi tamit di dund Ibu war a jaay taabalam bi yépp ndax su jaru la dana metti loolu mu denc ko. ak marché bi lu naqaree fan yi yow nga yor yàpp jeexagul léegi nga glacé ko bàyyi ko foofu
amul kenn ku la xoolal sa yàpp amul sécurité doo am ku la tërbiyal sa place nga bàyyi ko foofu noonu dem yàpp bi des te xamoo ndax boo xëy waatee ndax na jeex wala du jeexaat lu mu gën di yàgg rek day perte yàpp bi ñuy jaay ñun moomuñ ko pël yi ñoo ko moom ñu jox nag yi rek lebal ñu buñ jaayee verse leen. Abdoulaye Ndiaye ak Amine ak ñoom nekkuñu ci njaayum ñam bi ñoom ñaari fan dong lañu am droit liggéey mu metti leen. ñaari fan moom wax dëgg yàlla mënoo ci liggéey dara parce que dëkk bi tamit gars yi génnatuñu clients yi ñëwatuñu normal ni ñu daan ñëwee mais léegi boo bëggee ne nag léegi mardi da ngay liggéey ak jeudi mardi ak jeudi boobu noonu daanaka kon weeru yow 8 jours nga ci liggéey wax dëgg yàlla loolu doy na waar trop nga bëgg a fay luyaas bëgg a fay xam nga fi nga dëkk fi mu nekk nii fii doxul kaw ga doxul te instant de la xam nga kaw ga ak lépp suñu kaw laaju ñi fay liggéey ñëpp ay responsable lañ ñoo yor seeni kër ñooy joxe dépense lu dee seen kër yi ñoo ko rey en plus aide état bi ñu doon wax ba léegi pratiquement kenn gisagu ko quoi doy na waar daal. dogal bi nga xamante ne nag préfet bu Dakar daan na ko jël am na ñu ne lu baax la waaye am na ñeneen ñu gis ni dafa waroon ànd ak ndimbal ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci secteur informel bi le wutali diwaanu Tambacounda marché central ba foofee tey ji dañu ko xëy tëj opération déguerpissement bi ñuy def mu di jëlee fa marchand ambulant ya moom la ñuy wéel moo tax ñu tëj ko ci jamono jooju it mairie ba daal nee na du leen seetaan ñoom marchand ambulant yi mi ngi wut fu mu leen mën a yóbbu Moussa Oumar Gueye. kii di adjoint au maire bu Tambacounda Bounama Kanté nee na am na ñaari bërëb yu yaatu yoo xam ne ñu ngi ci wetu marché central bu Tambacounda ginnaaw bi nga xam ni tàmbali nañu ay opération ngir nag jële fa ñi nga xam ne ñoom ñooy marchand ambulant yi nga nekkoon ci yoon bi bëgg na nag ñooñu laatu ñu leen di yóbbu feneen nguur gi nga xam ni nangu na hôtel yi di ci dugal ay nit ci wàllum quarantaine daal di jël site yooyu jébbal fa ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi laata kon ñuy am beneen saafara Bounama Kanté adjoint au maire bu Tamba. D'abord dañoo ne marché bi takkusaan lañ koy tëj ñu nangu ko après ñu ne tisbaar ñu nangu ko ñu ne alarba ak dimanche kenn du jaay ñu nangu ko te kenn ku ci ne boo demee ci kii mi ngi sol masque. biir loolu boo décidé ne da nga leen di taxul man li ma proposé mooy xam nga marché bi am na ñaari bayal yu rëy am na ñaar nit ñu ko moom te defuñu fa dara depuis plus ay at comme ni ñu mën a jël ay hôtel di dugal ñi nga xam ni sont en quarantaine noonu la ñu mën a jël espace yooyu ne yéen jaaykat yi ne ci kaw yoon bi dama leen di yóbbu foofu ngeen nekk foofu en attendant mu am solution man foog naa depuis fukki at préfet bu fi ñëw def na opération déguerpissement fu ñu jëm foofu moo gën a garaaw nag parce que foofu d'abord setul parce que fi ñu leen bëggoon nañ njëkk yóbbu ministre de la pêche dafa ne bu fa kenn def marché bu wees boobu tamit inauguré nañ ko boobu ñu ngi koy inauguré sax fi at ba léegi kenn dugg ci Seras fi ñu jaayee jën te foofu setul dara te liñ doon bañ fële loolu mooy am foofu nag amul lenn loo xam ne jël nañ ko ci dogal ngir nag mu gunge ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi fa dem li nga xam ne ñu ngi ko doon ragal ci marché central bu Tambacounda ci wàllu mbooloo daje rassemblement lu ni mel moo nar a am fële nga xam ni moom mooy ca booru Seras loolu nag ci jamono ji nga xam ne ñu ngi gën a fàggandiku di muslu di xeex feebar biñ naan coronavirus Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. njiitu réew mi Macky Sall jël na ordonnance bu jëm ci indi réaménagement ñeel wàllu mesure dérogatoire ci collectivité territoriale yeeg ni ñuy doxee loolee lam ca jublu mooy gën leen a yombalal xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi dogal bu ni mel maire yi di ko rafetlu waaye ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu décentralisation ña ngay dànkaafu ne bu ñu moytuwul naka sudul noona mën naa jur naka sudul noona Salimata Aw. ordonnance bi li ko tax jóg mooy jox ndigal ñi nga xamante ni ñoom ñooy collectivité territoriale yi ñu daal di yëngu dimbale ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci mbas mi nga xamante ni mooy Covid-19 bu ñu sukkandikoo ci maître Moussa Bocar Thiam di secrétaire général adjoint bu association des maires du Sénégal nee na état waroon na sax gën a yokk loxoom. président de la République moo yombal mbir mi maire yi mais nag dafa encadrement c'est-à-dire que maire yi mënuñu agir que si dans le cadre du Covid-19 lañ mën a agir. mais ñaax na état bi nag mu gën a soril waxtaan bi parce que il faut que aussi que dañu waxoon ne que dañuy conseil municipal moo war a réunir pour joxe liste bi pour valider liste bu maire teg pour tànn diw ak diw ak diw. tey jii procédure boobu si mi ngi ci biir loi ba léegi loolu tam lañ ko waroon dindi. ci noonee décision boobu tekkiwul ni maire bu ci nekk da ngay def lu la neex Adama Gueye xam-xamam màcc ci wàllum décentralisation di ñu ko xamal. budget bi voté nañ ko conseil municipal bi moo ko voté maire bi moo koy exécuté maire bi bu koy exécuté ñi koy jàppale mooy ñan mooy son bureau municipal président de commission yi. le receveur municipal ak le représentant de l'État mi nga xam ne mooy xoolal yoon wi mooy xoolal nguur gi ndax yoon lii ñu def jaar na ci yoonam déet mooy maire bi bu nekk ak bureau municipal am nekk ak président commission yi nga xam ni lii muy xeexee Covid-19 bi ñoom am nañ ci kaddu ndax li ñu ci seen commission yi am na ci li ñu ci war a def mu ànd kook ñoom
ñu doxal ko mu gaaw. dégg naa maire bi Bamba Fall wax na ko démb lu leer. bu nee budget rek du xaalis bu taxaw déedéet mooy ay xayma rek la nga xam ni day permettre maire bi def li mu war a def ci jëm ci askan wi. waxuñu mu def ko leneen mu jëm ci askan wi te du nag li ñuy def noonu du loo xam ne boo ko defee rek amatul kenn du ci wax de dañ ciy wax de. maire Ourossogui bi di ci yokk ni état itam warut a fàtte collectivité territoriale yi nga xamante ni ñoom it mbas mi da leen a lor. tey gis nañ presque 90% ci seen recette dafa daanu tey marché yi doxatul donc état war na prévoir ci fonds boobu benn budget de péréquation boo xamante ne war nañ ko mën a jox. collectivités locales yi pour ñu mën a fay seen ay salaire. ci dogal boobu nguur gi jël dafay rek ñaax ñi nga xamante ni moom mooy maire yi ñu dimbalee askan yi nga xamante ni ñoo nekk ci seen gox te loru loolu ci mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna wërngal këpp. gis nañu ci réew Madagascar Artemisia la ñu indi ngir di ko faje Covid-19 mu di coronavirus bi. laaj bi di ndax fii ci Sénégal waree suta bàyyi xel ñii di yëngu ci pajum wolof ngir it seet nu ñuy def ba am saafara ci coronavirus bi ndeem si bu bëtë tàkk wet gu ne nga koy wale loolee laaj nañu ko ñi seen xam-xam jëm ci woowile wàll mu yëngu ci pajum cosaan nee nañu nuppi nañu ngir ànd ak fajkati tubaab yi ngir daal ñu seet nu ñu saafara li fi Kumba Sanjaan Fay. Covid organique ñu mën ko amee ci plante bi di Artemisia annua boobu lépp garab dañu koy bayit fii ci Sénégal boole ci xeexu coronavirus bi ñiy fajeek suñuy garabu réew Prometra international gis ni jafe-jafe yi jëm ci wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal mën nañ cee ut ay saafara fii ci réew mi ñooñee di def paju cosaan donte boolewuñ leen ci xeex bi te wut ñu wane ne ñoom pare nañu ngir sumb seen yoxo ci xeex bi bu leen ci kilifa yu dugalee Eric Bodossou moo jiite Prometra international. toujours de trouver des solutions locales. ci lu jëm ci wut ay pexe ci wàllu feebar bi OMS nangu na ne fële ci Sud Sahara lu toll ci 80% population bi ci sëriñ yi lañ jëm benn ci lu jëm seen wàllu wér-gu-yaram ñun nag li si suñu warugal mooy ñu jàppale leen fii ak ñu ngi ñuy soxla ci lu jëm ci wàllu prévention bi nag lii di sëriñ yi ñoo ci ëpp pexe ba tax na ñoom ñu ngi fi rek pour jàppale ñii di population bi. qu'ils ont l'honneur de servir. daa fekk ni jamono ji dugal médecine traditionnelle ci xeexu coronavirus bi dina jafe lool ci Sénégal li ko waral def di xeetu paj googi kenn réglementé wu ko ab projet de loi yóbbu nañ ko ca assemblée nationale boobook léegi Emmanuel Bassène mooy coordonnateur cellule bu yëngu ci wàllu médecine traditionnelle ci ministère de la santé. état bi mënu leen ci boole ndaxte amul benn loi bu autorisé faj kay cosaan am na nag benn loi bu gouvernement yónnee assemblée weesu na ñaari at léegi nag am na benn document bu ministère bi nar a génne suñu génnee ci confinement bi naka la ñu war a doxale ngir fexe faj cosaan ak jëfandeku gàncax gi. boobu lépp tontu mu mel ni directeur bu centre Malango umpale wu ko Eric Bodossou mi jiite it Prometra international ak i ay ñoñam yuy faje cosaan jamono ji ñu yem ci prévention seeni façon bopp ngir xeex lii di coronavirus. RFM rajo askan wi. ñaari fan ci weeru juin mooy date bi kilifa yi jàpp ngir école ubbi ciy buntam ubbil ko élèves yi nga xam ne dañoo war a examen ci at mile fële ca diwaanu Ndar dem nañu seeti candidat yooyu dañoo war a examen fu ñu toll ca nafar ga Mouhamed Nabi Sila. dàq bi ñu def app bi ñu defoon ngir dooraat njàng mi ci biir réew mi yàqul benn yoon bëgg-bëgg gone yi ngir dellu seen lekkool. ñu ngi réviser mathématique français ak leçon coronavirus bi moo tax jànguñu école dama bëgg ñu respecter li ñuy wax ci télé yi. gannaaw gone yi ci école Sidi Ndiaye ak Notre-Dame de Lourdes keneen a ngi nii nekk ci école Amadou Fara Mbodj am yaakaar ci wàllu njàng mi lay. bu ñu waaj a compose la corona bi la école jàngutul il faut porter les masques. corona bi moo tax ñu gën a jàng am naa yaakaar li ci des ci at bi daan jàng. Fatou Kongo nekk ci classe bu terminal ci lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall gis ni l'examen dana am bu baax a baax at wile. ñun de ba nu gëjee jàng yàgg na lépp ndax coronavirus ba mu commencé ba tey corona bi moo tax bu du woon loolu daanu
daanu dellu école ñi ngi réviser sunu ay leçons wak yëpp bien vrai que nu ñuy jàngee du yem comme nu ñuy jàngee école foofu ngay gis sa morom yëpp ñu toog di jàng mu lay gën a jox envie ngay kii jàng. moom nag mu gis ni dañu war a topp bu baax a baax xeex bu ñuy def coronavirus bi lee su fekkee bëgg nañu mu dakk ba ñu dellu seen sago. am na tuuti changement mais teewul ñun dañuy xam suñu wareef rek ñuy jàng pour loolu foog nit ñi respecter mesures d'hygiène yi te xam toog seen biir kër na comme ni leen koy diggali. cawarte gu gone yi àndal dina fa ci seeni kër doon lu ñu gis fenn fu ne ci élèves yu bare yoo xam ni tey jii ñoo ngi door di bàyyi seen loxo ci wàllub njàng mi lee. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM bitim réew. RFM bitim réew dellu dalalaat soxna Anna Rochalita Lopez Faye soxna si ñu dooree kook réewum gànnaar foofee am nañu lu yees mu di léegi ña fa seen ndigg damm mën nañ leen a faje ci réew ma. effectivement Mohamed kon Goulet Mauritanie di amal opération bu ni mel mu newoon nag lu jafe foofee ca Mauritanie taxoon nag ñi nga xamante ne dañoo laajoon opération nguur gi daf leen doon rawale bitim réew mu newoon nag koppar bu takku boo xamante ne dañ ko doon génnee ngir mën a évacuer nit ñi foofee ñu mën leen opérer leeral yi ak Mohamed Diop ca Nouakchott. ñaari docteuru Mauritanie di Abdellah Ould Abed di radiologue ak Kamel du Ahmed dip orthopédiste nag ñoom ñaar ñoo fexe ba faj nag yaxi digg ginnaaw yu damm dip opération nag buñ ama ci Senas Ndaw ci benn clinique privée fii ci Nouakchott te nag jotuñoo xotti dara ci yaram wi wala ñu defal ko lii di anesthésie locale ginnaaw ndam liñ ci am nag li ñuy fàttaliku mooy ne opération bu mel ni nag guléet muy am fii ci Mauritanie muy kon ñi am feebar boobu seen xel mën naa dal ndax am na ñu leen di faj nguur gi tam xelam mën naa dal ndax xaalis bu bari bi ñu daan dugal ci ñoom ngir yóbbu leen tugal ñu leen di faj nag dina wàññeeku lool lii nag xew rek ci jamono ji nga xam ne nag réew mi mu ngi jàmmarloo ak feebar bi di coronavirus su dee sax ñim fi dal bariwuñu lool ndax Mauritanie juróom-ñetti cas dong nag lañ fi gisagoon kenn moo ci ñàkk bakkanam juróom-benn yi wér nañ kenn ki ci des moom ñu ngi koy faj ba léegi di soxna soo xam ne mu ngi toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-ñett Mohamed Diop Nouakchott RFM. ñu daal di wutali réewu Guinée Bissau foofee nag nguur gi daal dina tàmbale joxaat garab bi di Covid organisme nga xamante ne Madagascar la ko jëlee ci yeneen ñi réew yi bokk ci CEDEAO Sénégal Togo ak Burkina Faso ñooy ñetti réew yi njëkk a jot seen dotation. léegi nag ki nga xamante ne moom mooy coordonné opération bi ca Guinée Bissau war na dem niki altine ji ca réew Libéria ak Niger ngir jox leen ñoom itam seeni carton Covid organique bile yeneen i leeral ak Nawa Mankali foofee ca Bissau. seddoo garab bi dañu ko war a def à partir de Bissau dem ci fukk ak juróom état membre yu CEDEAO ku koy def mooy Khalifa Suarez Gassama xamante ne mooy chef bu cabinet bu président de la République Oumar Sissoko Embalo responsable bi moom dafa ne Sénégal Togo ak Burkina Faso ñooñu dañoo jël seen wàll ci garab traditionnel xamante ni moom la ñu mun a jël pour mun a faj Covid-19 bu ñu indi ci réew bu ñu ne Madagascar Khalifa Suarez Gassama dafa war a dem tey Libéria ak Niger ngir même objectif Guinée-Bissau dafa amoon téeméer ak juróom-ñaar kees yu médicament traditionnel xamante ni loolu dañ leen di defar ak tat garab pourtant président bu institut national bu santé publique également mooy coordinateur bu centre opérationnel bu santé d'urgence tudd Dionys Kumba dimanche bi données épidémiologiques yoo xamante ni moom la ñu war a jox ci 48 heures yu weesu loolu mënuñu ko def ngir dañoo am tolox technique lu ko waral mooy volume échantillon yu bari lu ñu war a jàllale ci laboratoire boobu Kumba dafa révélé actuellement fu mu toll ni laboratoire boobu dafa war a jël temps pour ñu mun a organiser liggéey bi Guinée-Bissau mu ngi am ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar nit ñoom la ñu ne ñooñu dañoo am Covid-19 ci ñooñu fukk ak juróom-ñeent ñoom la ñu faj ñoo wér te kenn moo ci faatu Noa Menkeli Bissau RFM. bu ñu jógee Bissau dem Tunisie ñoom altine ji la ñuy tàmbalewaat li ñuy wax déconfinement mais nit ñi ñu tàmbalee génn seen i kër doxi seen i soxlo surtout ci yenn activité économique yi waaye nag xaaj dong ci ñiy liggéey ci entreprise yooyu lee ñoom ñooy mën a génn di dem liggéey yi te am na ba tey itam ay nit ñoo xamante ne dañ leen wax ñu toog seen kër sore caama. tëje bu métti bi nga xamante ni nag daal di nañ koy tàmbali woon
ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars gi ñu génn foofee ci Tunisie daal dinañ commencé di ko yolomal niki altine ji ci ab décret nag boo xamante ni ñu ngi ko daal di fësal ci journal officiel gouvernement bu Tunisie ma nga cay xamle ni am na ci yenn ci ay nit yoo xamante ni ñoom dañuy des di tëju ba léegi ñu ci mel ni ñi nga xamante ni dañoo dem à la traite seeni at toll ci juróom-benn fukk ak juróom ñi nga xamante ni tamit dañoo am jàngoro boo xamante ni dafa yàgg ci ñoom ak soxna yi nga xamante ni dañoo daal di war na lor soxna yi nga xamante ni itam dañoo am ay doom te amaguñu fukki at ak juróom ñoom it ci tëju gi la ñu bokk mu mel ni nag benn pàcc décret boobee tax na ñu bëri daal di fippu bu ñu xoolee ci réseaux sociaux yi nag ñu ci bëri nag dañoo jàpp ni loolu teguwut yoon ni ki dimanche gi am na ay association yuy xeex ak yelleefu jigéen ñi yoo xamante ni dañoo daal di def ab communiqué daal di koy fësal fàttali ci itam ni lu ñuy wax égalité dañ koo daal di dugaloon ci constitution tunisienne adopté ko ci atum 2014 gannaaw printemps arabe bi ba tey ci dimanche gi ñu gisoon itam ni présidence daal di nay génne ab communiqué moom it fësal ko ci réseaux sociaux yi xamle ni ab erreur la ñu daal di def ba ñuy bind texte wa waaye nag daañu changé li ñu mel ba version bu yees bi dañ ko génne itam ci journal officiel bi. ba tey ci lu jëm ci wàllu jàngoro jooje Japon moom nee na dafay wëyal état d'urgence bi mu nekkee woon boobu ak léegi ba fanweeri fan ak benn ci weeru mai gi ñu nekk premier ministre ba moom moo ko daal di xamle ni ki tey ji ci suba ndax nguurug Japon dafa jàpp ne teel na trop daal pour yëkkati état d'urgence boobule ndax jàngoro bi mu ngi wëy di law foofee ca Japon. ñu daanale ak exposition universelle bi nga xamante ne dañ ko waroon amal ca Dubaï ci weeru octobre gi ñu dëgmal mujjee nañ ko ajandi ba déwén incha allah loolee ndax jàngoro ji di coronavirus kon Mohamed fii la ñuy yem ci xibaaru biti réew yi. maa ngi lay gërëm bu baax a baax soxna Anna Rocha Lita Lopez Faye ci xibaaru biti réew yooyu mu doon yaatal ak yàkkali yegg si nañu ci reportage yi ñuy def jagleel ko. lii di koor gi tey ji ñu wutali diwaanu Kolda seeti fa ñi nga xamante ne ji bu dul woon couvre-feu ak état d'urgence baaxoon nañu bu ñu ndogoo ba waxtu naafila jot dañuy bokk seen tijaada dem naafila ji gi la yoon mënut a nekk ndax dañuy tere ku génn 20 heures la ñu ne ñëpp fatu ana ñoom léegi nu ñuy lijjanti génn naafila gi ci biir kër yi Kolda Abdoulaye Diallo. ak RFM kumpa jeex na. Koro News Amadou Sabar Ba. fi mu toll nii Sénégal am na fukki nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci jàngoro bi di coronavirus ki leen fukkeel nag tey jii la am bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé moom mi biral boobi le xibaar di xam ne kookee sax amoon na lu tolloo juróom fukkeet ak juróom ñett mu génn àdduna ci altine ji ci hôpital principal bu Ndakaaru ca Algérie nag lu ci bëri ci commerce bi dooroon nañ ko ci ay bés yi ñu génn waaye dañ ko mujj dakkalaat ci week-end bi li ko waral nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ñu bëri ci doom waa Algérie sàmmoo ñoog digle yi nga kër docteur joxe na ko mu soxal li nga xam ne mooy wàllum cet ak li nga xam ne mooy distanciation bi ci xibaar yu mujj tukkee ci ministère de la santé bu Algérie lu tolloo ko juróom fukk ak juróom benn doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan teg ci junni yu toftal ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar yoo xam ne am na jàngoro bii di ci coronavirus ci 24 heures yi ñu génn centre bii di saytu lépp li nga xam ne mooy wàllum feebar bu Union africaine xam le ne na fii ci Afrique nag am nañ lu tolloog ñeent fukk ak junni ak ñett ñoo xam ne dañoo am jàngoro bii di coronavirus ci ñoom ñooñee junni ak juróom ñaari téeméer ak lu toftal ñàkk nañ seen bakkan ci bile mbas Afrique du Sud ak Égypte ñoom ñoo ci gënoon loru waaye Algérie ak Maroc ñoom tamit bari nañ ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñu dem ci Europe xool na fa mbas mi tëddee ca Espagne ci génnug bés kot téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci autorité locale yi muy bilan bu baax buñ ko méngoo léegi yi nga xam ne moom la dëkk bi daan am ci altine ji nag li nga xam ne mooy masque yi dañ koy takk ci yenn barab yi rawatina ci wàllum transport ngir moytu rek li nga xam ne mooy wàllaate bi ca Italie nag jàngoro bi ma ngay wëy rek di wàññeeku foofu bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ci benn bés bi rek am nañ lu tolloog téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama yoo xam ne am nañ boobi la jàngoro loole yëpp ñu jàpp ne li nga xam ne mooy mesure confinement yi moo ko waral ba tax na rek autorité ne dinañ gën a yolomal mbir mi ngir li nga xam ne mooy koom bi di wéy di dox rek ci loolee sax gouvernement bu Italie di xam leen ne yenn entraînement yi jëmale ko ci wàllum tàggat yaram dina dooraat rawatina li nga xam ne mooy football ca Angleterre nemmeeku nañ ne tamit jàngoro bi tamit ma ngay wàññeeku fu baax bu ñu sukkandikoo ci bilan bu mujj bi nga xam ne moo tukkee ci kër docteur ki nga xam ne
mooy premier ministre Boris Johnson ma ngay woy rek di woo ñi nga xam ne ñooy waa Angleterre ñu gën a ànd ak dal te ci ay bés yi ñu jëm dina wax ak ñoom ci li nga xam ne moo soxal lii di plan de déconfinement bi. ca Allemagne ci altine ji dinañu ubbi li nga xam ne mooy école yi ginnaaw ba gouvernement bi biralee lépp li nga xam ne moo soxal plan de déconfinement bi. ci loolee tamit li nga xam ne mooy Bundesliga bi maanaam championnat bu jëmale ko ci wàllum football dinañ ko door ci ay bés yi ñu jëm li nga xam ne mooy jàngoro bi nemmeeku nañ ne mi ngi fay wàññeeku ci bés yi ñu génn. Portugal moom mi nga xam ne am na lu ëpp junni doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci bile mbas fësal na ay dogal yu yees jëmale ko ci li nga xam ne mooy confinement bi waaye lii di njàngale à distance bi dañ koy wóyal lekk ba at bi jeex ci école yi ak collège yi. Chine mi nga xam ne fa la mbas mi dooree nemmeeku ñu fa kenn koo xam ne am na bile jàngoro ci 24 heures yi ñu génn ñu jàpp ne li nga xam ne mooy mbir mi dalandi na foofu noonu mu waral rek xuwaan yenn mesures yu mu jëloon mu teggi ko fi mu toll ni ndongo yi dooraan nañ seenu njàng ca Pékin ak Shanghai waaye nag dañ see boole ay kaaraange yu mat sëkk yoo xam ne dafa tukkee ci kër docteur. ñu jeexaleeg Brésil mi nga xam ne am na lu tolloog junni doomi aadama yoo xam ne am nañ bile jàngoro ci ñoom ñooñee juróom-ñaari téeméer ñàkk nañ ci seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci bilan bi jóge kër docteur. Brésil nag nekk juróom-ñeenteelu dëkk boo xam ne lii di jàngoro bi sonal na ko bu ñu sukkandikoo bilan bu mujj bu jóge ci ministère de la santé bu Brésil. ASB jaajëf maa ngi leen ko doon junju sànq reportage koor gi tey jii dañuy wutali diwaanu Kolda la ñu fay waxtaanee moo di seetlu nañu ne ci jamonoy koor bu couvre-feu amul état d'urgence amul gaañi baaxoon nañu fu ñu ndogoo ba waxtu naa fi la jot ñu gàddu seen si jàddu jullikaay wutali jàkka yeeg jumaa yi ren ji nag loolee gis nañu mënut a nekk ndax 20 heures la ñuy fàttaloo ñëpp waaye nu nit ñi di lijjantee naafili gi ci biir kër yi Kolda la ñu koy seeteeg Abdoulaye Diallo. Allahu akbar. Ren ngir jàngoro yi coronavirus jullit ñëpp ca seeni kër yi la ñuy jullee seeni waxtu rawatina julli naafila comme ni ñu fekkee ab njaboot bu quartier wu Ilel biir commune Kolda di doog a pare seeni julli naafila. asalaamaaleykum. ren nag boo gisee nit ñi julliwuñu ci jumaa yi parce que coronavirus bi la coronavirus bi moo tax ba nit ñi mënuñu julli ci biir ci jumaa yi ci kër yi lañuy julli parce que pour respecter matuwaayu ministère de la santé jël ak président de la république. parce que corona moo tax ba ñu julliwuñu ci jumaay bi année pour éviter rassemblement yu bëri ngir mucc ci corona. ñoo ngi rafetlu matuwaay yi nguur gi jël ngir bañ jàngoro wi gën di law ci biir askan wi. foog ñu julli ci kër yi parce que suñu demee julli ci jumaa yi nañ fa def benn mbooloo te mbooloo boobu noonu loolu day tax ba feebar bi di law te loolu gënaluñu loolu moo tax ba ñëpp di julli ci biir kër yi. ñun ñi Sénégalais pour suñu santé la loolu moo tax ñu tëj mosquée yi pour ñu mën a julli suñu kër éviter rassemblement yu bëri yi. waa njaboot gile ñooy ñaax mboolem jullit ngir ñuy weyal seeni julli waxtu ak naafila ca kër yi ndaxte pour ñoom lii dafa bokk ci lii tax jàngoro wi jóge fii. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jëwrin gi gàll wàllu wér-gu-yaram ci réew mi di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu xëy ngar dajju xët yu njëkk soleil national ak bu l'observateur fii dafay wax fa ca des dafay waxtaan fa muy waxee moo di ci soleil national nee na ci xët mu njëkk ma mbas mi di coronavirus bi delloowul gannaaw yéenekaay bi nañu keroog samedi la ko wax bi muy joxe bilaab ñaari weeri jàngoroy coronavirus bi def ci Sénégal ak léegi soleil nañu ministre de la santé ak action sociale wax na ne ci weeri ñu génn limub ñu corona ci réew mi dafa yokk bu baax a baax jóge ci téeméer ak juróom-ñeent fukk dem ba ci junni ak ñaar fukk ak ñeent lu ëpp 9707 contacts suivis am nañu ko bi corona bi duggee ci réew mi ak léegi def nañu 17780 tests ci fukki région ak benn ci région yi nekk ci Sénégal jàngoro ju dugg na fa mu ne it am nañu ci réew mi ñaar fukki barab yu ñuy fajee ñi corona bi dal ni waa kinin gi ñu boolee ci paj mi Abdoulaye Diouf Sarr wax na li mu leen jural ne njariñ xamal leen it ne amul benn effet secondaire bu muy def ci malade bi ci xët mu njëkk l'Observateur moom Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fay wax li mu jàpp ne mooy dëgg ci taxawaay bi Sénégal am ci xeex bi muy xeex coronavirus bi ubbil yéenekaay bi waa l'Observateur laaj nañu ko lu tax jàngoro ji gën a law ci réew mi ci weer yu ñu génn mbirum confinement total ak partiel gi ñuy wax ak ñaata la état bu Sénégal dugalugum ci xaalis ci xeex coronavirus bi lu ci nekk ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr tontu na it ci ñaata la ñuy fay Institut Pasteur ak IRSF ci test yi ñuy def nee na leen bu dee Institut Pasteur service public lay def dafa yore budget de fonctionnement am di liggéey ak i partenaire am ki bàyyiram donte sax ci jamono ji état bu Sénégal dina seetas lëf su mu leen di jàppale mbirum dépistage massif mu di dajale askan wi seet leen
Abdoulaye Diouf Sarr ne loolee booleeguñu ko ci suñu plan te jàpp naa ne du lu gën ndax mën ngaa dépister Samba Altine doo gis ci moom dara bàyyi ko moom it mu dem jàpp ne dara dalu ko moo ngi ci sécurité ba tax mooy toog fagaro gi ko waroon du ko def ca talaata ja mu jël ci jàngoro ji artémisia gi ñuy wax ne dafay faj coronavirus te feeñe ci réew Madagascar fan la ci Sénégal toll Abdoulaye Diouf Sarr ne ñoo ngi ciy sént bu yegsee dinañu ci wax ceeg ñañu ca war a waxal réeroo gi ñuy wax ne dafa am ci diggante ministère de la santé ak professeur Moussa Seydi Abdoulaye Diouf Sarr nee na dara amu ci professeur Moussa Seydi ku xarañ la bokkiti ci conseiller yi ma gën a jox dayo ci wàll wi li ko gaay yi l'observateur yi mujjee laaj moo di coow li intersyndical bu pharmacie nationale d'approvisionnement yëkkati mu jëm ci $2 milliards yu ñu ne dañu ko jënde ay matériel médical te ñoom intersyndical gi jàpp ne luusa nga ca nee na leen lii dëgg tey dëgg moo di moom Abdoulaye Diouf Sarr dañu ko dénk farata mu di xeex coronavirus bi te du nangu ay wax ju sew di ko fab bi bëgg na lu mu cay def mu doon lu leer naññ nee na it jàpp na ne intersyndical bu pharmacie nationale d'approvisionnement bi bu ñu waxtaanoon ak direction bi bu baax a baax kon danañu amee beneen taxawaay xamal na waa l'observateur yi ne ci kaw xeex bi ñuy xeex coronavirus bi ministère de la santé dogal bu muy jël njariñu réew mi njariñu askan wi akuk leeraange la ciy jiital ministre de la santé moo wax loolee directrice générale de la santé li mu wax mi ngi ci journal L'As yéenekaay bi nañu moom docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ne woon démb gànna ko grand jury ci rajo Futur Média fa la weddee li ñuy wax naan professeur Moussa Seydi ak waa ministère de la santé neexoowuñu wax na fay ne coronavirus bi ci di yéeg ak di law fa la toll ñoo ngi xaar mu yegg ca njombaxtan la mooy li ñu séntu ndax bu yéegee ba yegg wàcc moo ci topp mu ne nag ngir ñu yegg foofee faaw dañu koy séntu fii ak fukki fan yi di ñëw La Tribune nañu fitna ak coono bi ñu coronavirus bi tekk ku yóbbu séntu mu yokk ci fan yi di ñëw ndax wax nañu ne jàngoro ji mën naa durer atu yàlla journal bi gis ne ci guddi yu ñu toll ci niwaakinin bi ak ci artémisia gi ci la yaakaar ji wekke lu coronavirus bi mi ngi gën di diital ci réew mi Medina rek juróom-ñeenti cas am nañu fi boole ca cekkit hôpital yi fees nañu dell jamono ji Vox Populi nañu ci week-end bi ñu génn téeméeri cas ak juróom-ñett la ñu am moo tax léegi ñu corona bi laal bi mu fi duggee ak léegi toll na ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas anki dina kay moom li ko jaaxal muy dëkk bi di Touba ak na fa coronavirus bi di lawe jàpp na ne li ko waral bokk na yi ci Touba am na fa ñoo xam ne ba léegi gëmuñu ne coronavirus bi lu am la li ñuy tere juguñu ci li ñuy santaane di les gestes barrières umpale nañu ko li yéene kaay yu bari umpalewul mooy jëf ji Abdoulaye Pouye maire bu Mbao jëf la sine kaay nañu Obama di Abdoulaye Pouye maire bu Mbao keroog samedi ñeenti ambulance la daloo ngir jàppale ko waa kër docteur ba jafe-jafay évacuer malade jeex foofee ca diwaanu Mbao ak li ko wër bu nuppi nag yëkkati fukki junniy masque ak juróom teg ci ngir askanu Mbao ñi ci journal Les Échos gisuma leen Mbao ñaari policier yu ñu doon fitnaal ca Caaroy ñetti mbar na mu demee journal Les Échos nañu moo di dafa am ay jeunes yu dëkk ca quartier ba ñoo violé couvre-feu bi ñaari policier yi topp leen di leen dàq dem ba ca kër ga di waxtaan ak boroom kër ga fa la ñu leen songee dal ci seen kaw fitnaal leen gaañ leen. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. benn waxtu di 1 heure fegg na ñeent fukki minute ak ñaar yegg nañu ak yéen ci pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la li ñu ci waxtaane tey ji mooy ban orientation la ñu war a taxawee ci xeex bi ñuy xeex ak Covid 19 ñaari weer gannaaw bi fi jàngoro ji duggee fàttali leen ne lu aju ci loole ñoo ngi ci waxtaan wi ak Seydina Aliou Boli spécialiste en urgence complexe Seydina Aliou du noonu la Seydina Aliou Boli. yaa ngi en direct ci RFM ci gis-gis ñu war a ànd ak yow ci waxtaan yi ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi ci waxtaan yi ak it professeur Tandakha Ndiaye Dièye di immunologue enseignant ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar professeur maa ngi lay nuyu. ñu doore ak yow waxtaan wi laaj bi mooy orientation ban la ñu war a teg jamono ji ngir gën a séntu ay résultats yu ëpp yi ñuy am ci xeex bi ñuy xeex ak Covid 19 ñaari weer ginnaaw yi mu duggee ci réew mi. waaw jërëjëf ci sa question bi nga posé boo seetloo ni coronavirus boobu ba tey mi ngi Sénégal depuis le 2 mars et que bu ñu xoolee léegi jóge nañ ci 100 cas yàgg na 26 mars et puis léegi ñu ngi ci maanaam lu tolloo ci junne cas donc nga xamante ni ëpp na daal ful na daal fukki yoon. Donc augmentation man li ñu mën a wax daal mooy ni mi yokk na cas yi yokk na waaye boo ko xoolee ni yokk na da nga koy jëm méngaleeg yeneen dëkk yu bare ni mu demee bu dee boo ko méngalee dëkku Europe yi yokk bi moom wax dëgg yàlla yeggul dayoo boo xamante ni mën nañ ci wax yi leer mais boo ko méngalee pays africains yi ñu ngi ñoon ci digg bi ci nekk waaye boo xoolee biti global rek ni mooy tendance bi pays africains yi seen tendance yokkute bi gaaw boobu ñu mën a wax
benn mais ñaareel moom mooy léegi comme xam nañu léegi mi ngi gën a yokku li ñu gën a def moom mooy gën a continuer di ñaax nit ñi ci mesures barrières yi sensibilisation bi nit ñi gën a discipliné ñu gën a yokk yenn mesures d'accompagnement yi prise en charge tamit ñu gën ko yokku te boo xoolee sax ci prise en charge bi sax léegi sax da am na beneen dayo bu ñu jël beneen lu bees ñu jël mooy prise en charge extra hospitalière mooy maanaam dañu génne ñu bari ñoo xamante ni ci hôpital bi ñi nga xamante ni seen ay jàngoro bi feeñul ci ñoom lu bare ñoo ñëpp dañuy di génne kon war a xam ni dafa dynamique mais bu mujj bi nag ba nga xamante ni mooy comme li nga pour répondre question bi nga posé mooy yokku test yi boobu nag il faut que ñu demaat encore gën a yokk ñi nga xamante ni la ñu jël ñooñu ci biir hôpital bi ñu ñëw ci consultation gën a yokkat encore les symptômes ñi am yenn symptômes yi ba ci jaaree ba ci vomissement yëpp ñu boole ko ci ñu gën a mën a trier ñi nga xamante ne ko am loolu dafay gën a tax ba nga xamante ni daañu gën a jël ñi nga xamante ni dañ leen fàtte woon ci jël bi parce que boo xoolee baax dañ ba ñu yokkee test yi ci la mbir bi gën a yokk nombre de cas yi gën a yokk kon nga xam ne yokk ko bi am na solo mais dépistage de masse xam naa yegguñ ci mais vraiment li am solo moo di ñi ngi di gën a di jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy les cas contacts. jërëjëf professeur Tandakha Ndiaye Dièye Seydina Aliou Boye ma ñëw ak yow ci waxtaan wi laaj bi mooy tey ban orientation nga gis bu yees boo xamante ne ji war nañu ko teg ngir xeex Covid 19 gis nañu ne weer wi ñu génn cas yi dañoo gën a yokk weer wu ko jiitu xëy na sax mesures yi barewul woon nii tarewul woon nii waaye ci la cas yi gënoon a néew benn mooy ci sa gis-gis luy expliquer loolu ñaareel bi mooy orientation ban nga gis ci ne moom la ñu war a tegee ngir gën a am ay résultats yu baax. waaw jërëjëf ci laaj bi. d'abord li may njëkk a wax mooy dafa am loo xam ne coronavirus bi daf ñu ko fàttali bu fekkente ni fàtte woon nañ ko wala mu jàngal ñu ko bu fekkee ni xamuñ ko woon maanaam en matière de pandémie képp ko taxaw fii rek ne la man maa lay wax orientation bi ngay jël pour que nga mën cee génn wax na la loo xam ne daal moom rek la engagé donc li nga xam ne orientation bi ñu war a jël ku la wax ni solution baa ngi nii li mu gëm daal la lay wax. donc bu ma posé principe boobu dama bëgg a d'abord xool ci ginnaaw pour mën a gën a séntu lii ñëw ci kanam xool ci ginnaaw mooy pendant 2 mois ñun effectivement suñu cas bi maanaam pandémie bi nu muy évoluer ci suñu dëkk Sénégal dafa nekk di croître maanaam cas yaa ngi gën a yokku chaque jour. différence bi ñu am ak pays européens c'est pas une différence de dynamique mais c'est une différence de volume maanaam xayma bi ñuy am par jour moo ñu wutale ñoom chaque jour da ngay dégg ñu naan am nañu 1000 cas yu bees ak 2000 cas wala 10 000 cas mais ñun nombre bi dafa tuuti mais quand même ñoom egg nañu tey fi nga xam ni ñun foofu la ñuy séntu egg maanaam ci egg nañu ci benn plateau ak pic xaw ma nan koy waxee ci wolof mais egg nañ fi nga xam ne daal cas yi yokkootuñu mais dañu commencé di wàññeeku donc ñun tamit loolu la ñuy séntu am na nag ci li ma dégg ci responsable yi yore riposte bi naan d'ici peut-être 2 semaines et cetera. loolu xel mun na ko nangu comme aussi mun nañu xalaat ni malheureusement suñu société bi nu mu tëddee ak cas communautaire yi ñu am fii ni nga xam ni yu ñu xam parce que yu ñu xamul xel mun naa nangu ni ñu xamul moo gën a bëri yi ñu xam vu le fait que ni nu mu tuddati encore virus bi nu mu mel xam nga virus bi mën na dugg ci nit sax nit ki du am benn symptôme mooy les cas asymptomatiques donc bu ma ñëwaatee vraiment ci sa question bi li ma lay wax ni yëpp dafa lay wone difficulté bi nga xam ne stratégie bu ñu war a teg dafa am na ko quoi am na ko mais quand même il y a des choses qui sont à souligner c'est-à-dire que au-delà des mesures sanitaires c'est-à-dire de la riposte côté sanitaire maanaam di ubbi ay lal yu bees ay centre de traitement yu bees pour mën a dékku cas yu yokk yi nar a ñëw xam nga loolu mooy da ngay xaar ba virus bi dóor nga doog a yow réagir c'est bien quand même il faut le faire parce que il faut ñu def prise en charge mais il faut que ñu xalaat aussi commencer di xalaat nan la ñuy parce que loolu dégguma ko fenn pourquoi ñun africains yi du ñu dugg ci recherche pour trouver vaccin pourquoi pas loolu dafay permettre rek ma junj tuuti affaire Covid organique bi nga xam ni nañ koy wax ni léegi. man yaakaar naa ni gëstu bi aussi science bi dañ ko war a jox dooleel daal ci riposte bi mais loolu mun nañu wax ni peut-être c'est trop ambitieux nañu ñëwaat ci lu gën a simple encore une fois virus bi du dox. bi ñu defee interdiction mouvement interurbain yi. transport interurbain transport interurbain yi
bi ñu jëlee mesure boobu ak tey ñaata région ñoo amuloon Covid ñoo contaminé wuloon mais malheureusement contaminé nañu parce que am na ñuy jóge ci région bu contaminé dem ci beneen région contaminé voilà des secteurs yoo xam ne dañu ko war a renforcer boo ma naree tontu sa question bi. stratégie bi actuellement dañu war a renforcer les mesures barrières certes au niveau individuel mais au niveau collectif mais maîtrise aussi territoire bi pour maîtriser circulation virus bi au sein du territoire am na solo loolu ma daaneel rek ci recherche active des cas yi ñuy wax. C'est quelque chose de boo xam ne joxe na ay résultats yu bëri ci yeneen épidémie ak ay pandémie maintenant man li ma jaaxal rek di ma tiital tuuti mooy les cas asymptomatiques là même bu ñu defee recherche active des cas boo ñëwee ci koo xam ne moom du am benn symptôme nan nga koy détecter en fait avec la recherche active c'est pas pour évacuer ko non c'est pour dire que c'est une mesure qui est bien mais encore une fois man dama yaakaar ni dañu war a di fay d'abord les clusters là fi mu am et loolu bokk na ci aussi ñun ñi respecter bañ a di dox di dem lu ko mooy ndax confinement dafa métti état d'urgence dafa métti gis ngeen actuellement c'est très compliqué donc on risque d'aller encore fii ba mois de juin on sera dans la même situation. jërëjëf loolu leer na maa ngi lay gërëm bu baax a baax Seydina Aliou Boli bëggoon naa ñu wéyal waxtaan yi waxtu wee ñu dab gërëm xalaat beeg ni nga ko joxe professeur Tandakha Ndiaye Dièye moo ubbi woon waxtaan wi yoo ngi koy gërëm leen ci ànd beeg rajo Futurs Médias mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mame Ndiaye ci kàddu gi Abdoulaye Diouba fare woon ci machine bi réalisation ñu àndoon ci ak Alaaji Njóogu Jeen régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jàngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti soxna Aminata Ndaw ngeen di àndal ci yéegle tàgge yi ci rajo Futurs Médias mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. RFM Radio Futurs Médias.